asalaamaaleykum mbokki xarit c'est dans suñu émission homme politique ci Thiès Info ak Thiès TV ñu ngi fi rek ak président bu mouvement national Macky rek di Chérif Dia tey moom mooy gan rek bi nga xamante ne moom la Thiès Info ak Thiès TV taamu rek pour waxtaan ak moom dañ koy bàyyi nag mu nuyu ak mbokki xarit yi ñuy seetaan ci Thiès Info ak Thiès TV monsieur le président Chérif Dia asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah Seydina Omar ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di nuyu ñu ngi àndal di leen ziar bu baax di leen ndokkeel. alors président Chérif Dia dañu bëgg rek nga wax ñu lan moo waral nga dugg ci politique. loolu moom ko laaj naa sawar tontu loolu parce que lu tax ma dugg ci politique bari na mun nañ ci lim yenn rek li ci njëkk mooy gis politique président ci taxawaay bu mu taxaw ci réew mi côté bu ne boo làmb nag mu fa taxaw ci côté diine yi kër diine yi ci li ma gën a neex na ci li mu def mooy. ñun ba waxtu bu ñu doon def bac arabe boobu ko am bac arabe da ngay dem boo amul bac bourse dem ñaa ngi étranger dëkk naar yi moom mooy toog da ngay toog moom ba mu ñëwee nag dafa fexe képp ku am bac arabe ñu defa ne ko benn si nga réparer injustice boobu ku ko am mën a dem université kooku lu rëy la ci ñun donc nu muy taxaw kër diine yi li mu def Tivaouane def ko Ndiassane di ko def Ndiassane def ko kër goo xam kër goo lim ci Sénégal rek gis nga li fa président def donc loolu su ko defee képp kuy doomu daara wala nga yëngatu ci diine wala nga taxaw jàppale ko parce que nag ñuy jàppale la sima nag soxnaam nga xamante ne loxoom mu ngi si daara yi mu ngi tabax ay daara moderne mu ngi si def jàppale jàkka yi def lépp lu social mu ñu ngi si donc nag kii war na ñu jàppale ko nga jàppale président loolu lu war la ci ku ne nag li ñuy gën a motiver wax dëgg yàlla yaram la ak xam li mu war a def te di ko def te ñu réparé injustice bu rëy boo xam ne kenn mosu ko xalaat ndax loolu dina fi deñ mu réparé ko vraiment mu taxaw ci taxawaay boo xamante bu mucc ayib la donc loolu moo ñu motivé ñu ne kii jar naa jàppale waaw ñu ñëw dugg ci lancer sunu mouvement di ko jàppale ci liggéey bi. Chérif yaa ngi wax ci wàllu représentation diplomatique maanaam ci ambassade yi ci dëkku naar yi ñu mun fa teg ay arabisants lan moo tax nga wax loolu. waaw parce que c'est que boo déggee arabe. li nga mën a lijjanti ci naar yi dafa gën a yomb koo xamante ne dañ koy dem ñu koy traduire ngay mooy wax ngay dégg li ma wax moo gën ngay wax keneen di traduire des fois mun na bàyyi dara sax. li may wax ni boo xoolee ci 2007 wala 2008 amoon na ay partenaires naar yoo xamante ay saoudiens lañu waxoon nañ ma ay projets yu bari yu mag ma bind président Abdoulaye Wade mu boole impliqué ci Sëñ Mbacké Ndiaye ma dem toog ak moom wax ko. projet bi nu mu demee waaye amul suite lu mel noonu nag dafay baax bu ñu gisee loo xamante ni jëriñ pour Sénégal la ñun ñëpp ñu jàpp ci bu ñu xool kii fii la lii la wala la non non dañuy xool intérêt Sénégal parce que kooku dafa pare woon pour financer ay matériels médicaux ne lu ñu soxla mun na ko def lenn la soxla pour état Sénégal ko exhumation boo xamante ne bu ñëwee day wan ne parce que depuis 11 septembre. américains yi dañuy contrôler lépp. donc naar yi dañuy ragal sax bu jox la loo xam ne ni ko mën a yóbbu. moom loo xam naar yi moom noonu la xool pour bañ laa jox directement il faut que état nangu woon ne ñoom ànd nañ ci li ñuy def ñu doog laa jox loolu te lépp lu ñu soxla woon ci matériel médical da ko doon def donc loolu ay opportunité yu mag la. donc président ma ko gën koo ñaax na mu ngi ci ambassade dëkku naar yi mu xool même bu deful 100% ay arabisants mënta ne. waaye mu xool 80% yi nekk ay arabisants parce que ñu mën a doxal coopération yi bu baax waaw. ci biir campagne yi nga lancé mouvement bi. pour jàppale Macky Sall lan moo tax nga def loolu. waaw lu tax ma def ko parce que instant boobu moom si boppam moo ne na ko ñëpp jàppale ndax mu mun a yeggale ay liggéeyam donc ne ku am béy na nga jaay ku am xar na nga jaay ko moyen boo am na nga ko ci def pour jàppale ko ñu ne loolu moo ñu tax sóobu ci mu ngi ñu fekk ci début campagne bi ñu lancé mouvement mu mag ay responsable yu mag fekke ko. ku mel ni docteur Ndiaye ak ñoom soxna Ndeye Tické vraiment ñoom it ñu taxaw ci taxawaay bu rafet moo fi jaar di ko félicité moom it bu baax a baax Ndeye Tické di ko félicité si nomination bi mu am bu nekk soxna su baax lool sax bu taxaw donc lii moo tax ñu lancé mouvement ci biir ci début campagne bi ñu base campagne bu rëy boo xamante ne vraiment képp ku nekk fii Thiès ci côté bu ñu ne gis nga suñu liggéey. waaw ñu taxaw ci taxawaay boo xamante bu mucc ayib la donc nag di remercier ñëpp ñoo xamante àndoon nañ ci lancer mouvement boobu.
alors ci biir loolu rek dem ngeen élection. tey wax nga ko campagne bi lancé ngeen seen mouvement. élection législative yi ñu génn bilan bi. est-ce que tey am ngeen ci mbégte wala am na fu mu am rëkk-rëkk. am nañ ci mbégte bu rëy a rëy parce que ku wax dëgg rek xam na Thiès mu mel daawul mel ni amul kenn ku mënoon jege Idrissa toll nii man fi sama xam-xam fi ma dëkk ne Somme Parcelles Fayu Mbour 1 Mbour 2 Mbour 3 fii yëpp dañ am na changement bu rëy boo xamante ne gis nañ ko donc bu nañu ne loolu bilan bu am solo la boo xamante ne bu ñu saluer bu baax la ñu nga ko département bi sunu député yi nga xamante ne ñoom lañu investir ñoom ñëpp jàll nañu donc loolu macha allah ñu sant yàlla bu baax a baax ci loolu. waaw loolu moom vraiment ñu sant yàlla. kon daal yéen bilan bi jàpp ngeen ni jaar na yoon. bilan bu macha allah bu baax la teewul nag ñu gën a continuer liggéey. ñu gën a continuer gën a taxaw. parce que boo xoolee résultat yëpp différence bu ndaw a ndaw la boo xamante kenn mosu ko xalaat fii. man fi ma dëkk surtout Somme ak Parcelles foofu ku yaakaaroon li nga jege Idrissa la toll nii da nga la di waaye moom vraiment moom liggéey ci liggéey bu am solo lool. alors ginnaaw boobu ba léegi législative yi jàll na. ñu ngi suñu ginnaaw mais Thiès coow li bëri na ci ni liggéeyu ñu mbir mi doxul am na fu muy sooxee tey lan ngay àddu. waaw bu ñu nee mbir mi doxul fu muy am na waaw loolu dëgg la parce que dafa mel ni ñu bëri ba législative yi jeexee dañoo toog ñun nag ñun tooguñu ñu ngi doon liggéey ci suuf di xool nit ñi di waxtaan ak ñoom di fexe nu ñuy yaatale suñu mouvement parce que mouvement national la. ñu koy doon massifier fexe di xool nañu di waxtaan ak ñoom loolu moo nekkoon sunu mbir si suuf waaye li gën a doy waar li gën a kéemaane mooy Thiès daanaka bu élection jeexee ñu kon ñëpp dañuy dem toog yi te loolu du noonu ay nit boo leen si soxla di dem ci ñoom toujours da nga leen di nemmeeku ubbi say buntu jël say téléphone ku la woo nga wuyu ko ubbi say buntu parce que nit ñi amul leneen lay doyee lu looy mën a jëfandikoo ak ñoom lu leneen. bu fekkee ne yow boo leen soxlaa rek ngay wax ak ñoom bu jeexee jeex na loolu nag vraiment nekkul ci nit ñun nag rafetlu wuñu loolu moom vraiment rafetlu wuñu ko te li ñu gis dëkk bi mu demee nag ba élection yi jeexee ñëpp dañoo dem seen yoon te loolu jàppalewul président ne ñi nga xamante ñoom la nommé ci dëkk bi lépp lu fi nombo tànk ñu jox la ko vraiment da nga war a fexe président mënu yegg ci ku ne ñi muy nommé ñoom ñoo war a jàppale population bi xam seen i soxla xam seen i métit ñu jàppale leen ci waaye bu ñu la nommé rek yow moom bu war a sa jot la dafa jafe loolu tamit vraiment loolu defarul liggéey bi. alors tey li nga xam ne mooy bëgg-bëgg Chérif Dia rek mooy massifier. élargir mouvement Macky rek. est-ce que jàpp nga ni sa mouvement bi dooleem taxaw na fu mu war a taxaw. man maa ngi sant yàlla vraiment ba mu juddoo yàggul waaye ñu def nañ ci résultat bu rëy boo xamante ne vraiment képp ko dekkoon ci élection gis ni ñun doxalee xam nga ne lii vraiment ay moyens yu mag a mag lañ génne. parce que xaaruñu ci kenn. ñu massifié nañ ko macha allah ñu ngi ci lañ nekk ba léegi bàyyiwuñu nekkuñu loo xam ne chaque jour dañ koy woo presse bi naan xool na nii def non ñu nekkuñu ci loolu dañuy def lu ñuy def en douce def ko ndànk liggéey ba bu sottee ñëpp xam ne sotti na li ñu fiy def macha allah du ma nangu li ma liggéey waaye nag mun naa ne alhamdulilah def nañu dara waaw def nañu dara. kon daal mouvement bi moom yaa ngi koy yaatal. ñu ngi koy yaatal bu baax a baax lu biir Thiès parce que national la fépp fu ma am nit fu ma xam mu ma demee mu yaatu daa ko def parce que président vraiment dama ne moo tax ma ne mouvement Macky rek parce que moom moo tax parce que man Macky 100% la yaa defee bés bu jeexalee moom man pare naa ci. pare nga ci politique pare naa ci. alors Chérif politique ay moyens la. est-ce que tey am ngeen ay moyens yu leen permettre ngeen mën a doxal seen i activité ak fan ngeen koy jëlee. ñu ngi sant yàlla parce que boobu moyen c'est vrai moyen la. waaye li tolloog suñu doole ñu ngi koy def sonaluñ kenn nag. vraiment fu ñu nit fëggee wax ñu soxla luñ ci mën ñu def ko ci ubbi nañ suñu bunt amuñu garde corps amuñu gardien amuñu leneen donc nit ñi da ngay dem ci ñoom ñu ñëw ci yow bés boo leen soxla mu am nu mu mel waaye vraiment nag ñu ngi sant yàlla ñu ngi góorgóorlu ñu ngi def suñu lijjanti di def ci parti def ci suñu mouvement bi lu ñu mën nag ñu ngi koy def waaw. alors tey bu dee président dafa lancé woon appel ne ku ne na jaay xaram béyam pour ñëw jàppale ko. est-ce que élection yi bu mu weesoo ba léegi tey gis ngeen ay ndaw président yu ànd ak yéen wala yu dalal seen xel ci liggéey bi ñu ko liggéeyaloon. ba tey mën na gisuñu kenn vraiment ñun tamit dafa am loo xam ne moom la ñu campagne di waxtaan ak nit ñi di leen dig di wax ak ñoom ne leen vraiment tey yaakaar nañu am ci loolu ba tey loolu yaakaar bi wul nag parce que boo xoolee programme président yi mu nekkee yi mu def Thiès. dafa war na nag ñu bëral ko ñëpp gis ko kii li tax ñu topp fii ku ne naan Idrissa ñu waxee projet bi yëpp boo xoolee chantier Thiès yi 41 milliards la waaye boo xoolee Kër Momar 3 li ci président ëpp na 260 milliards loolu dafa war a ñu koy wax nit ñi di ko dégg
boo xoolee Ila Touba fii biir Thiès la dem Promoville bi boo xoolee quartier yu bëri fi am na tali man li ma doon campagne di ko gën a jooy mooy som am tali mbedd boobu. waaye ñu ngi ko def alhamdulilah loolu vraiment loolu lu rëy la lu ñu war a wone. war koo wax ba ñëpp gis ko donc président vraiment moom bëgg na liggéey mu ngi si bu baax nag. waaw fa war ñi nga xamante ne ñoo nekk ay collaborateurs am ubbi seen i buntu yaatalal ko buñ la soxlaa mu yomb ci yow waaw buñ la soxlaa mu jafe ba nga xamante ne loolu day tax dañuy indi frustration ku bëgg nga jàpp sax na noonu ñii jaruñu ko parce que boo leen soxlaa doo leen jot du loolu li gën a rafet nag mooy ku ne boo soxlaa nit ki dem ci moom toog ma waxtaan nit ki mën a joxe loo amul. alors tey bu ñuy xool commune bu Thiès tey ki fi nekkoon di coordonnateur communal moo doon le ministre Thierno Alassane Sall ginnaaw bu mu takkee ndomb tànkam. tey Thiès amatul coordonnateur mu nekk rek loo xamante ne ñu bëri ñu ngi wax ci presse bi ñu ngi dégg ñu naan Thiès dara doxul mbir mi dafa tàggatee mais yéen mouvement bi est-ce que am ngeen ay xalaat wala loo xamante ne rek yéen bu ngeen ko defee dina mën a jëmale li ngeen di liggéeyal seen parti APR maanaam ak coalition Benno Bokk Yaakaar ci kanam. waaw man li ma ci wax loolu am na ñu jóg sax def ay jéego pour def loolu man li may lancer appel mooy mouvement yëpp bu ñu bàyyi benn amul mouvement mu ndaw mouvement mu ndaw ak bu mag ñëpp nañu bokk nekk benn di yëkkatee di dóorandoo xàccee di dóorandoo parce que ñun ñëpp suñu soxla mooy président am deuxième mandat te deuxième mandat bi nag bokkuñu deuxième tour premier tour la ñu wax donc loolu lu ñu koy may ñu boole doole yi boole xalaat yi ba teg intérêt personnel suñu kanam bàyyi ko. ñu dindi intérêt personnel ñu xool loo xamante ne moom mooy intérêt président mooy mu am deuxième mandat ci premier tour ñu nekk benn ñun ñëpp ñu daje lépp ànd ak benn bokk yaakaar ñu yëkkati néew di doon ñu bàyyi xuloo bi bàyyi sisante bi bàyyi yenn yu sew yi ñu bàyyi la bu ko defee rek président day ñëw day doxantu rek parce que li mu def bilan yu def yomb na wane parce que man mun naa ne président dafa xaw a manqué ñu ko communiqué gënal. maanaam communication bi moo des parce que li mu liggéey yëpp. boo xoolee ci àll bi boo fa demee ñun dañ fay dem. li fa dëkk yoo xamante ne mosuñu xalaat ñu am ndox mosuñu xalaat ñu am tali am nañu ay poste de santé vraiment loolu lu ñu saluer lu ñu war a wane ba ñëpp gis ko bu jaree ñu def ay kii ay caravane yoo xamante ne dañ koy def dugg ci àll bi wane li président def te ko jar na ko parce que bu def dara nag ñu war nañ ko wane te président vraiment. def na fi loo xamante ne macha allah daal waaw coow li moo fi nekk ku ne xam na ku la mën bu fekkee ne jàppale nañ ko nekk nañ benn 2019 doxantu lay nekk rek. alors kon yow da nga jàpp ni tey Chérif bu ñu déggee sa wax mooy président defal na Sénégal am na lu mu fi def mais communication mooy jafe-jafe kon dafa fekk ni xëy na ñamu dénk yenn kii ñoo amul yenn compétence yi. loolu moom wax ko ci kaw communication moo des parce que président na ci bourse familiale yi. couverture maladie universelle yii benn bu ne mën nga ci gis loo xamante ne lu kenn mësul yaakaar la vraiment loolu jar nañu fësal ko communication bi rek moo des amul leneen wala vraiment président li mu def ci 5 ans yii wala 7 ans yii ñuy waay jeexal nii vraiment ñun de wax dëgg yàlla gis nañu lu bari waaye façon bi daal moom macha allah daal waaw. mais coow li bëri na ci président day dem deuxième tour. kàngam yi bëri nañ. ñi ay woy politique yu taxaw ne daal ñoom daañu génnee Macky Sall tëjub Khalifa Sall ci kaso bi ak yi ni mel yéen en tant que ay observateur parce que dañuy wax ni yéen ay observateur ngeen parce que am na fu ngeen fare ci diine ji ay doomu daara ngeen nag ngeen gisee situation boobu. man affaire Khalifa Sall bi wax dëgg yàlla maîtriser moom parce que lu nekk ci yoon lu ma ci wax. mu ngi ci loxo yoon nañ ko bàyyi foofu lu ma ci wax vraiment. li des mooy ñi ku ne dafa bëgg coow li mooy lan li fi président Macky Sall toog moom lañu bëgg a toog donc nag ku sa wujj di salam doo set mun ñoo wax lenn ci moom lu rafet lu dul di ko diaboliser di wax ci moom nangam président nangam rakam nangam jabaram nangam famem nangam te loolu ñoom vraiment nañ xool loolu nañ jël suñu xel ku ci nekk ci ñoom seen soxlam yëpp mooy fi président toog mu toog foofu waaye bu ñu waxee dëgg rek ku ne xam nga ku la mën ni mu def fii coow fi ne rek waaye yàlla nag mooy joxe nguur jox nañ ko nañ nangu bu ñu bëgg noppalu waaw yàlla ko fal bés bu jeexee jeex na waaye nag mun ñoo jeexalu yàlla jeexalu. alors Chérif da ngeen di tukki di dem di gis tey aéroport international Blaise Diagne ñëw na ñu bëri di wax Thiès mbir mi dina soxaliku avantage yi opportunité dañuy commencé bari. xam nga aéroport Blaise Diagne lu ñu war a rafetlu képp ku Thiès waa dëkk ci région Thiès di département da nga si war a kontaan parce que léegi jootul jërë nga dem ba Dakar da ngay waaxu tuuti dem yegg lu rafet la donc nag ñëpp ne la apprécier sa liggéey mënta ne président lu ma koy wax mooy
fi mu teg tànkam na ko teg dem yoonam bu mu déglu kenn si nga ñuy wax fi président nangam wax affaire bi yëpp mooy fi mu toog daal lañu bëgg waaw aéroport bi lan la ci nit wax Abdoulaye président Abdoulaye moo commencé moom yeggale na ko keneen bu ñëwaat bu commencé leneen keneen yeggale waaye nag nit ki nag vraiment bul ko ñaanal li nga xamante ne ci ayam la xew nañ ko nangu. alors bëri na ñuy wax ci wàllu ni vraiment dañ doon dégg politiciens yi di diggaate ay financement pour groupement famille di digg ay emploi ci ndaw ñi président de la république sax Macky Sall waxoon na ko ni ndaw ñi dina créer ay emploi ak yeneen tey fii ci biir Thiès yéen comme da ngeen di massifier seen mouvement amul ay doléances yu ngeen jot yu mel noonu wala ci campagne yi def leen ay déclaration pour def ay promesses ni bu élection yi weesoo da ngeen mën a jëmmal loolu. loolu bari na promesse yi moom du njëkk parce que jigéen ñi surtout jigéen ñi ak xale yi ñu financement seen groupement yi xale yi mu ñu fexee ñu am ay emploi loolu président mu ngi ci wala vraiment des na ci war a nag jàppale ko bu baax mu mën a képp koo xamante ne am nga yéene ci moom nga mun ko jàppale ci emploi jeunes yi ci dimbale jigéen ñi ci financement ñun wax dëgg yàlla am nañ yéene bi daal. am nañ yéene bu baax a baax te aussi tamit bëgguñu di wax loo xamante ne duñ ko def bu desee def mu nekk problème non dañuy wax loo xamante ne ëllëg ci biir fu ñu jaar ci dëkk bi ñu mën a siggi parce que ñun Thiès nañu dëkk fii nañ juddoo président Macky day dem ñun nag du ñu dem fii nañ des donc toujours dañuy digal nit ñi loo xamante ne war na mën a ne bul bëgg dara ba nga xamante ne aussi da ngay wax loo xamante ne ëllëg ci biir day nekk beneen problème waaw moo tax vraiment ñuy ñaax président mu gën a dooleel ndaw yi ak jigéen ñi. très bien beneen wàll bi mooy Chérif ñu bëri dañu ne politique bi léegi dafa bëri ay racketteurs ay dóorkat ba ku jóg rek léegi da nga am mouvement wala ku jóg rek mais yow da nga jóg pour jàppale Macky Sall wala da nga ñëw pour dooleel kenn wala da nga ñëw pour ànd ak ñenn ñi rek pour mu leen soxali fekk ci suuf rek ut ay koppar moom moo nekk ci biir yéen naka ngeen gisee loolu. waaw loolu du ci ñàkk. mbir moo gis am na ñoo xam ne dañ ci ñëw pour defaru ci au lieu ñëw pour defaru nañ ñëw pour defaru ci loolu du ci ñàkk ñun tey jii mënuñu laa wax la ñuy jël def ci xaalis ci élection yi passé xamuñu ko bari na loolu macha allah waaye lépp nag nit ki soo ko bëggee dala jaral lu ne président dañoo jaral lu ne waaye lu ñàkk ñoo am na ñoo xamante ne dañoo def seen affaire pour laqatu ci yenn yoo xam ne ci nekkoon ñu ci mu laqatu ci wala ñu def ko pour am ci dara wala ñu def ko pour intérêt waaye ñun alhamdulilah vraiment ñu sant yàlla dañ koo def lekk pour jàppale président bëgg bu ñu ko bëgg. waaw lii rek amul na waaye nag du ñàkk nag ñoo xamante ne dañ koy def pour am lu ci mën a mos tuuti. très bien alors yan rapport ngay entretenir ak politiciens yi nekk Thiès. politiciens yi nekk Thiès ñoom ñëpp jàmm laa seq ak ñoom du ma ci wax kenn lu ñaaw parce que ñun xamuñu loolu damay jéem a fexe. ba kenn du dégg wax ju buy déranger sama gémmiñ ñoom ñëpp rapport yu rafet laa am ak ñoom man tam lu ma leen gën a dénk mooy ñu ubbeeku ku mu mënti doon na ubbi yaatale président parce que yàlla dafa ne su ngeen yaatalee seen mbir ma yaatal ko président dafa ne xale ubbi leen seen bunt yi ngeen wax ak nit ñi nañu ubbi bunt yi buñ tëj fenn képp ku la soxla ak yéen ko mu toog nga wax ak moom bu la waxee loo xamante ne xam nga ne lii mënuloo ko ne ko ay la yow man sama doole fii la toll mënuma ko lii laa mën moom dina xam ne vraiment yow mi nitu dëgg nga waaye di ko promettre loo xamante ne day ñëw di la gis du la woowee du la jot nga fay sa téléphone wala ñëw sa kër du la gis loolu vraiment loolu du lu jàppale président te li nit ñi gën a mer li gën a mer loolu moo tax parce que président yëpp ñu ko jot donc bu falee ay nit ñooñu ñoo war a dimbale président donc loolu mooy wax ji maanaam vraiment man sama diggante ak politiciens yi nekk Thiès jàmm moo ci nekk amuma xaar ma yàlla kenn vraiment kenn nag te bëgguma ko sax. alors kon tey Cheikh est-ce que jàpp nga ni waa Thiès gis nañ seen boobu ci nguuru Macky Sall. waa Thiès mën naa ne gis nañ ko parce que am na loo xamante ne vraiment buñ nga gis ñu ko léegi gis ne yi waaye nag soxla nañu mu gën a jàppale waa Thiès nag mu ci surtout mu jàppale ci chemin de fer bii. chemin de fer moom mooy suuf si ca Thiès bu gën a rëy parce que li fay xëy di liggéey bu doxee loolu mun na dund laal Thiès bu mu doon neex da ngay xëy dégg chemin de fer yu yuuxu TP travaux publics nga dégg oto yi loolu moo nekkoon loolu dundal Thiès STS bi STS léegi lii moo nekkoon Thiès léegi ñu ñaan président vraiment mu bàyyi ñu xel ci lii
ak stade bi boo xamante pour xale yi la seen activité foofu la. stade Lat Dior mu fexe mu yeggale liggéey bi mu jox ko xale yi mu dimbali ñu si chemin de fer ñun vraiment côté bii amoon nañu problème ndox Mbour 3 ba parcelle fayu fii yëpp dañu am problème ndox fii ñu dëkk fii parcelle ndox pour mu yéegoon ci kaw sa problème la xaaju guddi waaye léegi bëccëg tout le temps nañ am ndox. loolu nag président mu ko def loolu bokk na ci bi loo xam nañu ko saluer di ko won wax ko nit ñi dégg ko képp ku dégg Mbour 3 xamoon na li ñuy wax lan la chef de bi fa ne président moo ko def mun Abdoulaye Diome premier ministre moo ñëw moo indi gërëm vraiment am na yoo xamante ne mën nañu ko wane ñun ñu teg ci suñu loxo ñu ne mu ngi nii waaye nag bëgg nañu nag mu gën ñoo jàppale waaw parce que ñun amuñu lu dul Thiès. alors mu mel ni tey wax nga ko ci sa njëlbeen wax muy bac arabe tey ko après da ngay dugg université muy daara ji gën a kawe. tey li nga xamante ne rek moom la leen président Macky Sall defal nga ne ab injustice la réparé. mais est-ce que tey ñi nga xamante ne tey ñu ngi nekk bitim réew tey am na jox nañ leen seen dayoo. waaw boo gisee mu wut ay député yoo xamante ne pour bitim réew la loolu pour bëgg xam ñooñu seen i soxla. donc bu ñu demee ba toog ci assemblée ba di wax loo xamante ne loolu moo war a ne loolu moom vraiment lu ñu saluer bu baax la. loolu moom vraiment macha allah te li mu def ci bac arabe bi loolu nañu ko ñaan mu gën ko yokk parce que man gis naa ñoo xamante ay ingénieur génie civil lañu ñu génne Syrie ñu ay mathématiciens lañ waaye ba ñuy doog a ñëw ñu da nga yóbbu ñu jàngale ji ci ay école primaire te loolu xoolal loolu la ay ingénieur lañu. ñu ay jeunes agronome lañu foofu la ñu ñëw bu ñu yem jàngale ji léegi nag kooku moom ñëw na fexe bac bi ñu koy defandoo benn bés boo amee bac arabe bac français yëpp nga dem ñuy université yow yaay xool branche bu la neex nga topp ko vraiment loolu lu ñu salué la bëgg nañ ne mu gën koo dolli. mu gën koo dolli fexe yóbbu leen ci ambassade yi man lu may gën a bëgg mooy ambassade boo xamante dëkk boo xamante dëkk arabe la boo fa yóbbu da nga fa yóbbu ko dégg arabe. muy wax ak ñoom. waaye boo fa yóbbu koo xamante ne français rek la dégg. ni relation yi war a taxee du taxee noonu. donc ñu koy ñaax ci loolu. bu gën cee bàyyi ci xam naa mu ngi ci bàyyi xel mu gën ko def am na ay sunu mbokk daara yu bëri ci ay ambassades yoo xamante ne ay dëkku arabe la waaye ñu gën ko yokk nag. waaw. maanaam daal côté diplomatique bi. côté diplomatique monde arabe bi. ñu jéem fa yóbbu ñi nga xam ne rek. maanaam def nañu arabe. waaw parce que maîtriser nañu ko langue bi pour négociation yeeg yenn kii yi gën a mën a. gën a yomb waaw gën a yomb loolu amul leneen. waaw bu defee loolu moom vraiment macha allah. kon daal tey ñu jàpp ni rek président Macky Sall bilan bi mu def. ci PSE bi ñuy dégg nag est-ce que tey Chérif PSE bi. gis nga ni mën na dem liñ ciy xaar Sénégalais yi mën nañ koo jot. mën nañ ko jot bu baax sax parce que buñ ko jàppalee boo xoolee li mu commencé ci liggéey li mu commencé ci PSE bi ku dem parce que boo nekkee ci biir dëkk fii di wax rek déglu rajo yi di journaux yi ñuy wax doo xam lan la il faut nga dem ci àll bi booru Tamba Fouta dëkk àll yi door bàyyi Dakar bàyyi Thiès bàyyi Kaolack nga dem ci àll bi nga xool te nga gis lu mu fay liggéey bu mucc ayib la am ñoo xamante ne mosuñoo xam ne nit dina ubbi robinet naan dañ koy def mosuñoo xam ne da ngay daw ci tali ñu ngi koy def donc loolu yëpp nag vraiment mu liggéey lu mel noonu PSE bi daal li ma si mën a wax daal mooy vraiment communication bi daal nañ ko gën a def. maanaam daal yow communication bi ngay wax communication bi daal ngay wax parce que président tamit loolu doon wax de ne dama bëgg ngeen dem fësal samay. loolu mooy vraiment président liggéey na loo xamante ne jar na ñu koy wane jël ay émission ci télévision bi di ko wane ñu jënd di ko wane ndax ku def lu rëy nag moom loolu ñu ko wane. xool Ila Touba bi kii su paree ñaata dëkk ñooy dund après jóge Thiès ba Touba ñaata dëkk yoo xamante ñoo làng autoroute bi. dina gën a dundal boobaa da nga dëkk Bambey wala dëkk fii Xombol xëy dem di liggéey Dakar dem ni ñëw parce que tali mooy développement. loolu la nit mën a wax mooy tali mooy développement boo jógee léegi dem sa soxla. waaye bu fekkee amoo ay yoon kooku développement bi kooku donc da ngay gënte rek. waaye mënta ne. vraiment moom président liggéey na man daal li ma bëgg mooy ñu fësal ko. dañ ko fësal ba ñëpp gis ko. ku gis nag bu xam li nga xam ne nii vraiment lii du lu ñu werante. alors yéen a ngi waajal élection présidentielle 2019. dafa mel ni dugg nañ ci campagne bi. Chérif seen taxawaay. ñun sunu taxawaay moo nekkoon sunu taxawaay démb. fekk gën a yaatal. maanaam ba léegi sax da ngeen di continuer accompagner. dañuy continuer loolu lañ si kii boobu nañ nekk rek ci logique boobu nañ nekk ba tey. fexe gën ko yaatal ñi nekkul woon APR wala ñu nekkoon ci benn kii ñu fexe indi leen. ñu nekk ci camp président wala waxuñu ñoo xam ne ñu ngi woon ci camp président parce que ñooñu c'est pas la peine ñooñu kenn nañ fexe ñu leen téye rek. ñu xool ñu nekkoon feneen jël leen indi comme am na loo xamante ne vraiment am na résultat yu am fii sunu côté bi xam nañ lu ko waral lan la. parce que Thierno Alassane moo fi nekkoon jël ay affaire am tasaare ko
donc bu ñëwee nag am na ñoo xamante ne vraiment mun ñu ko bàyyi noonu. donc nag affaire xam lu mu laaj léegi la liggéey bi war a commencé président bu ñu ko nax Thiès bu fekkee ne taxaw nañu ñu war a taxawee kooku comme salaamaaleykum la waaw bu fekkee nag yow da ngay bàyyi ba mu des weer nga commencé dugg ci dëkk bi di sonn nit ñi wax ju dul jeex di yuuxu di sono yi ku ne di dëng amul njëriñ léegi comme les na lu mat at wala nangam nañu jóg dugg ci nit ñi xam seeni soxla lan la di waxtaan ak ñoom di leen déglu il faut ñu am sens écoute déglu nit ñi soo leen dégluwul des fois nit dalay gis la rek mën laa qualifier la ci biir affaire te xamu la bu fekkee mu ngi lay déglu ngay wax muy dégg dina xam ne vraiment nag kii li ma doon yaakaaru noonu président ma li ma koy ñaan mooy Thiès jar na moom mu ñëw fi. moom mu ñëw pour régler Thiès mu ñëw régler Thiès moom sol daalam pour ñëw régler Thiès. maanaam ni kii laa fi teg ñi nañ topp ci ginnaaw ñi nañ jaar fii. bu ñëwee. ñëw na yéen ñëpp laa wax kii laa fi teg topp nañ ci ginnaawam. bu mu ñëwee na ñëw am na kër yoo xamante ne mu sol daalam dem ci ñoom dafa am loo xam ne kii soo ko yégee rek mu xam ne yow mi vraiment desaloo ko dara waaye boo toogee yónni nit ay nit ne def leen nangam yónnee moom sedd na tànk wala lu seddaxul. bu ñëwee na ko jaral mu ñëw fi def ñaari fan. toog gis ñi mu war a gisal ñëpp ne jël kenn ne leen topp teg leen fii kii topp nañ ci ginnaaw ni ñëpp. mu mel ni aussi am na ñu jóg di alerter maanaam 2014 bi ñuy dugg ci élection yi Moustapha Diakhaté nekkoon de mission bu parti bi yebaloon fii ci déglu président Macky. bu Alliance pour la République. pour mu régler problème bu Thiès. dafa mel ni am nañu jógaat ne bu ñu xaaree ba boobu day indi ay jafe-jafe kon yow gisoo ni ñu yónnee mais da nga gis moom mu ñëw. gisuma mu yónnee de. gis nga am na loo xamante ne bët day rus bët bu ñëwee ba toog mu jàll ko def ñaari fan ne def doxalee leen nii def leen nii parce que toujours bu fekkee loolu defee ne noonu am kenn du mu am la wax toog nañu woo ñëpp toog mun leen diw laa désigné topp yéen ñëpp topp nañ ci ginnaawam kooku kenn du am la wax moo fekkee dafa dem topp nañ ci ginnaaw diw am ñoo xam ne mun nañu wax nangam mun nañu wax leneen Moustapha Diakhaté li mu defoon rafet na lool waaye lu ñu bëgg mooy président ci boobu mu téyel mbir mi loxoom parce que moom nañu gunge coow li nag président moo soxla de moom nañuy gunge donc bu doon comme législative yi passé parce que ku ñu investir ko sa dëkk da ngay taxaw waaye kii moom moo soxla moom moo war a jël mbir mi ci loxoom ne man nii laa bëggee jàpp ñii ñëpp képp koo xam ne nga ñëw pour jàppale ko nga des ci loolu. alors très bien suñu émission mu ngi waaj a jeex lan mooy doon rek li nga xam ne mooy kaddu yu mujj yi. waaw xanaa di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan daal ñun ñi nga xamante ne ñoo fi nekk Thiès di jàppale président di ko waxaat encore damay dégg yenn saa ñu naan sëriñ du politique man leen loolu dafa yaakaar naa day ñàkk a dégg ñun ay taalibe nañu sax duñu sëriñ ay taalibe nañu waaye ne loo xamante ne lu dëkk bi di doxee nu quartier bi di doxee nu réew mi di doxee donc ku ne war na def ci jël ci loo xam def ko ci réew mi dañ koo bokk buñ ko bàyyi kenn na ñëpp taxaw ku ne gis li nga war a def nga taxaw ci def ko daal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bu fekkee li may wax am na ñu mu déranger wala mu heurté leen may jégalu loolu nekkul sama yéene suñu yéene mooy jàppale président bañ na ko mouvement national Macky rek bés bu yàlla dogalee Macky pare ci nguuram ñun dañuy dellu fi ñu nekkoon. parce que dellu ci daara parce que ñun jikkoom ak yaram ak dalam ak bëgg réewam lii moo ñu motivé ba ñu mën a jóg di ànd ak moom lu leneen nag def nañ ci lu ne alhamdulilah waaye nag rëcc wuñ ci dara nag waaw rëcc wuñ ci dara pour gàttal la pour tëj daal may sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw. merci kon nag mbokk yi ak xarit ñu doon seetaan suñu émission homme politique ñu doon dalal Chérif Dia di président bu mouvement national Macky rek demoon ci élection législative 2017 yi ñu génn mu ne nag élection yi daal satisfaction la ci gis mais également ñaaxal rek président de la république Macky Sall moom daal nee na laata muy yónnee daal fii ci Thiès na ñëwal boppam am ñu mu toog daal xool ñan ñoo war a jiite Thiès mu doog a teg Thiès ci loxom ba tax rek moom Chérif ñëw na ci point yu am solo yoo xam ne rek ci biir émission bi ci wàllu bac arabe bi mais également ci représentation diplomatique yi à l'étranger surtout ñi def arabe ñu jël yenn ambassades yi teg fa ñi nga xam ne ay arabisants lañ pour li nga xamante rek mooy coopération yi gën di mën a yomb kon mbokk yaakaar yi dañ leen di jox dig daje rek ci benn numéro incha allah.